xibaar yi ci RFM. xibaar yi ci RFM. benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi diggu njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës ca Mali fitna jib na fa ba am sax ñu njoxt ne nguur ga ma ngay yànq dinañ ci ànd ak suñu naataango ba ñu fa nekkal foofa ca Mali. lu ba leneen ci wàllu xibaar li ci gën a fës bokk na ci jigéen bi ñu fi doon mitital ak làmbaatu ba mu siiw ci internet bi ñetti waxambaane yi ñu ca dut baaraam yoon tëj na leen kaso. leneen ci wàllu justice fukki at ak juróom la ñu daan Ousseynou Diop mi fi boomoon Ibrahima Samb ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay millions ci ndàmpaay lu mu war a jox mbokki Ibrahima. mbas mi tey benn bakkan faatuwu ci rax ci dolli muy test yi di ñi amee jàngoro ji lépp wàññeeku. fi mbas mi toll nag ci réew mi ak ci déndub Afrique bi dafa nañ leen ci ab taxaw seetlu ànd ko ak soxna Awa Mbaye ponk xibaar yi bitim réew lañ ci teg fas yéene ci ànd ak Georges de ci Diop Georges maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne daañu dem ca Mali fi nga xamante wax nga ko sànq ay bali fetel la ñu dégg ca camp militaire bu Kati soriwul trop palais présidentiel bu Koulouba jamono jooju nag waa mbootaayu xeet yi génne seeni rapport ci doxalinu ba réew ma ñoom nag joxoon nañ baaraamu tuuma direction de la sécurité de l'État ak yenn kilifa ya ñu ne bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy gasaxal li nga xamante ne moo di accord de paix bu atub 2015 daañu dem itam fële ci Mauritanie ak njiitu réew ma woon Mohamed Ould Abdelaziz mi nga xamante ne ñu ngi ko def garde à vue dañ koy déglu ci gëstu yi nga xamante ne ñu ngi koy gëstu ci ni ñu gasaxale koom-koom bu réew ma. jërëjëf Georges de ci Diop dinañu dellu si ànd ak yow ci yàttaloo ko xibaar yi bitim réew yi xibaar yi tàggat yaram ñu fas yéene ci ànd ak Malal Junior maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay Papa Ngagne di nuyu auditeurs yi dinañ waxtaanee ndorteelub Ligue des champions jëm ci wàllub demi-finale yi ci goonub tey jii ne Paris Saint-Germain moo ca laale ak waa Leipzig dinañ ci ànd ak Momar ci mu def cëb njàngat wu yaatu dinañu waxtaanee itam lu jëm si léeg-léeg di wàllub Europa League ak lii di jafe-jafe yi Barcelone am. ba tax ñu tekki seen ndombal tànk entraîneur di Kiki Setien si guddi ñu toll ni seen i gët mi ngi tegu ci kaw kii di Ronald Koeman ndax kooka mën naa indi ay coppiteem de dinañ ci déglu ci biir xabaar yi. jërëjëf Malal Junior Diagne ñu xaarandi la ci yaatal yi ci digg xibaar yi digg njoloor gi lay doon Coronews di xibaar yi mbas mi Barthélémy Ngom lañ ci fas yéene àndal yéen kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ñuy waxtaanee la xew ca Mali tolluwaay gi ak fan la jëmee réew ma foofee la ñuy tàggoo ak yéen mbokk yi. Papa Ngagne Ndiaye. ni ñu ko waxee mbokk yi ci boppu xibaar yi dañuy dikk ak yéen ci yaatal gi tàmbale ko fële ca Mali foofa nag ni ki tey ci suba la ñu fa dégg ay bali fital yu tàkk ca benn camp militaire bu ñuy wax Kati loolu nag diggam ak capitale ba di Bamako soriwul ñu jàpp nag indi na fa ay yëngu-yëngu yu tar foofa ca Mali fan la maanaam di mujjee ak la nga xam ne moom moo fa xew dañuy fekki suñu naataango Awa Sila foofa ca Mali Awa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. Awa lan nga ñu mën a wax ci tolluwaayu loolu nga xam ne ay yëngu-yëngu la ñu koy dégg ca Mali. ba ni ma koy waxee ak yow situation bi kenn xamul fan la toll. parce que xale yi jóg ay xale lañu yu ñu wax ay colonel ki ko jiite ñu ne moo nekkoon directeur Britannique militaire Mali actuellement xamuñu ba xam dañoo continuer seen mutinerie wala dañ ko arrêté mais li nga xam ne yokk na ci. événement bi mooy que ni xale yi M5 yi génn nañ occuper place de l'indépendance pour applaudir tàccu militaires yi àndandoo ak ñoom pour ne nañu eggale liggéey bi. est-ce que coup d'état la est-ce que mutinerie la kenn xamagul luñ ci mun a wax mais benn audio daw ci réseaux sociaux que ni militaires yi dañu jox ultimatum président bi ba 14 heures pour mu mun a génn réew mi. léegi kenn xamagul lu nga xam ne nii si lañ nekk. d'accord ultimatum boobu lu officiel la lu ñu dégg la lan fan lañ ko jëlee wala ci ay la fan lañ ko déggee. mi ngi daw. nee nañ xale yi c'est officiel. parce que xale bu colonel bu tudd benn colonel bu tudd Malick Diaw. moo ko joxe. Malick Diaw la tudd. waaw. mais léegi est-ce que moom moo ko wax mais daal audio bi moom am na.
te depuis dégg naa bloqué woon nañ aéroport après da ngay gisaat yeneen information que ni aéroport bi bloqué wul. léegi nee nañ mais nag man moom dama dëkk si président bi dafa dëkk sama ginnaaw kër ba nu may waxee yow ñun suñu koñ ngay jaar pour dem këram. mais fii moom amuñu benn jafe-jafe alhamdulilah comme ne dara xewul. pour le moment d'accord loolu am na solo Awa Sylla ñu ngi lay gërëm bu baax xam naa ne ci xibaar yi toftalu ci xibaar yi di nga ci gën a dikk ak ñun ci lépp loo xam ni xew na foofa ca Mali ñu dellu soit fii ci Ndakaaru gannaaw Bamako wax nag ci atep ki nga xam ni mooy xale bu jigéen bi ñu fi doon làmbaatu te doon ko fitnaal ji ñoon ko sàcc te lu ne ñu def ko daanaka ba xaw ko gaañ. loolu nag mi ngi amee woon ca Sacré-Cœur fii ci Ndakaaru ña ko def tolloon ci ñett yoon tëj na leen kaso benn ba ñetti weeri kaso ak ndàmpaay goo xam ne war nañ ko jox ki nga xam ne mooy boobu xale bu jigéen Amadou Sabax ba lañ ci àndal ci leeral yi. ate bi ñu amal ko ci àjjuma ji ñu génn juge des flagrants délits bu tribunal bu grande instance bu Ndakaaru joxe na li nga xam ne mooy verdict mu soxol mbirum vidéo bi nga xam ne dañ ci doon tuumaal ay nit yoo xam ne dañoo bëggoon a siif benn soxna ci délibéré bi nag tribunal condamné na ki nga xam ne mooy Ibrahima Thiaw ñetti weeru kaso yoo xam ne da koy tëdd naam sax parquet bi dafa bëggoon ñu tëj ko atug lëmb waaye tribunal teggi na tuuma yi nga xam ne moom lañ tegoon ci Ibrahima Thiaw mu soxal li nga xam ne mooy collecte illicite de données à caractère personnel teg ci mu daan ko li ñu naan outrage public à la pudeur ki nga xam ne mooy Babacar Ndiaye ak Moussa Sow ñoom ñi nga xam ne sax parquet bi dafa bëggoon ñu tëj leen juróomi at waaye tribunal bi mujjee na ci àtte tëj ki nga xam ne mooy Babacar Ndiaye ñaari weeru kaso ki nga xam ne mooy Moussa Diallo benn weeru kaso rek lay tëdd ñoom ñooñee ñu ngi leen di tuumaan li ñu naan délit de collecte ak attentat à la pudeur juge bi nag rejeté na li nga xam ne mooy exception d'irrecevabilité de la constitution bi nga xam ne partie civile bi moo ko sàkku woon teg ci condamné ki nga xam ne mooy Babacar Ndiaye Ibrahima Thiaw ak ki di Moussa Diallo ñu jox ndàmpaay ki nga xam ne mooy Fatou Ndoye ndàmpaay loolu toll ci juróomi million maanaam dommage et intérêt mbir mi nag mi ngi xew ci weerum juillet bii ñu génn ñoom ñetti waxambaane yooyu dañ leen doon tuumaal ne dañoo bëggoon a yegg ci nga xam ne mooy Fatou Ndoye ñu jàpp ne xel mi demeewul noonu mbir mi nag li ko gën a siiwal mooy benn vidéo boo xam ne tas na ci réseaux sociaux yi ak yenn site d'information yi nga xam ne sax partagé nañu ko. Amadou Sabar Ba damay des ak yow ba tey ndax ay avocat ñi nga xam ne ñooy ñetti waxambaane yooyu lànk nañu daani ñu leen daan neen dañuy dabu ji àtte bi dañu déglu kenn ci avocat yi Abdinar Ndiaye lay wuyoo Amadou Sabar Ba moo ndee kàddoom. dama jàpp ne tribunal moom comme yoon dafa am nu mu ko tëralee magistrat bi dañ koy saisir ci ay faits d'espèce bu ñu ko saisiree avocat bi moom yoon may na ko mu taxaw ñi xam dañ leen a tuumaal dem nañu ci devant la barre waxtaan nañu ak juge bi ci suñuy xalaati bopp moom jàpp na ni li ñu leen di toppekat yu ci bari daf ni amul d'abord li ñuy wax attentat à la pudeur dafa wax ni amul wax ni li ñuy wax outrage public à la pudeur amul wax ni collecte de données à caractère personnel amul waaye li ma jaaxal ci décision bi mooy pour Ibou Thiaw dañu jàpp ni li ñuy wax outrage public à la pudeur dafa am à son encontre or mënuloo ci sunu xalaatu bopp maanaam relaxer sur le chef de l'attentat à la pudeur revenir encore condamner sur le chef de l'outrage public à la c'est pourquoi ma ni loolu maanaam loolu la ñuy wax camaille juridique quoi loolu nous l'avons appris par l'entremise effectivement de notre cher professeur Isaac Yacoba Ndiaye donc c'est lorsque par exemple une décision se contredit elle-même. D'accord yéen mais di ngeen fas yéene def appel. waaw nekk jekk loolu mënut a ñàkk parce que li tax mooy jàpp nañ ni 5 millions yi xam ni moom la ñu leen daane ci dommage intérêt dafa ëpp te maanaam jàpp nañ ni maanaam jéggi na dayoo daal par rapport ak fait d'espèce. ci wàllu justice di yoon la ñuy des ba tey ndax mbiru Ibrahima Samb ak Ousseynou Diop itam yoon atte na ko ba daan kii di Ousseynou Diop moom mi faatoon Ibrahima Samb taximan la woon ca Yoff la ko rayee woon alors nag yàgg na lool atte bi ñu koy xaar daanaka rot na fukki at ak juróom la ñu ko daan alamaan nañ ko itam ay millions yu bari yoo xam ni war na ko fay ki nga xam ni mooy mbokki Ibrahima Samb ay avocat Ousseynou Diop nag ne ñoom dàquñu dabu ji atte bi te moom mooy interjeté appel dañu déglu maître Ibrahima Mbengue am na ci lu mu dénk El Hadj Ndiogou Diène. yoon da ko doon topp kat yi moom dafa rey te préparé rey bi loolu la ñu tuddee assassinat mais chambre bi nga xam ne moo àtte nee na loolu amu si mais rey bi moo ko tey donc meurtre lañ ko condamné 15 ans bi ñu ko condamné meurtre 15 ans ba pare ñi la jox leen ndàmpaay yaay yi jox nañ ko 50 millions ñaari rakka yu jigéen di ku si nekk jox na leen 25 millions mais ñun dañ jàpp que ni liñ ko jàpp noonu dañ ko tëj pour meurtre moo ni mooy rey te tey ko ñun du loolu la ñu défendre li ñu défendre moo di c'est vrai que ni nit dee na si mais coup fital bi muy dem du lu si jubloon pour rey ko. léegi gannaaw daan googu ñu teg ci seen kaw client ndax da ngeen di def appel. il faut que ñu waxtaan suñu biir parce que ñi ngi soog a àtte léegi décision baa ngi soog a daanu bu ñu waxtaanee suñu biir man jàpp naa ni que ni appel mën na see xaj war nañu mën a def appel te yoon may nañu fukki fan ak juróom pour ñu def appel bi parce que bu fekkee affaire crime la délai d'appel bi du 1 mois mais 15 jours lay doon.
mouvement Frappe France Dégage ñoom li ñuy sàkku nag mooy ay daan ñu teg ko ci waa Orange li ko waral moom mooy dañoo lànk jëfee li nga xam ni moom mooy seen njëg yu yees yi nga xam ni ARTP tegtal na leen ko ci njëg yu yàgg ci la ñu nekk te jàpp nañu ne loolu daanaka jalgati la moo tax ñuy sàkku ñoom ci ARTP ñu jooyanti jubbanti ñi nga xam ne ñooy Orange ba teg leen i daan ñoom sax ne duñu yem ci loolu dinañu kalaame ji Orange ca procureur de la République dañ ciy déglu Fatima Mbengue kenn la ci membre France Frappe Dégage am na ci lu mu dénkee laaj njogu jën ARTP dafa laajoon Orange Sonatel mu surseoir ci augmentation tarif yu bees yi mu indi woon waaye bi ko ARTP laajee loolu ñu seetlu ne Orange dafa ñàkkal fayda ARTP dafa mel ni sax dafa discrédité suñu autorité yi mooy ñoom daal faalewuñu leen waaye tamit li tax Frappe dem ci ARTP déposé loolu waaye bëgg fàttali tamit ARTP rôle régalien bi mu am bi xam ne moo war a protéger consommateurs yi ñu laaj nag ARTP mu infliger opérateur Sonatel ay sanctions waaye pénalité yi Orange Sonatel dañ ko war a daan ndax bañ ko ne na suspendre forfait yu bees tamit te ñëwaat ci forfait yu bees yi opérateur bi dafa bañ kon ñu noo ngi laaj ARTP mu def ko ay daan ko ay pénalité pour retard dans l'activation des anciens forfaits illégalement supprimés mais ñun nag Frappe yemuñu ci loolu rek ndax ba ñu saisir ARTP dañoo fas yéene saisir le procureur de la République saisir le procureur de la République liñ ci nam moom mooy ne ko kat kii di Orange Sonatel dañoo gis ne dafa nekk di défier ak di discréditer les structures publiques mooy ARTP yooyu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Sédhiou la ñuy daal di wutali foofa nag daanaka ay samba boy ñoo fa song ay boutique am na ci yoo xam sax dajji nañu ko ba jël fa alal ju bari foofa ca Sédhiou dañuy dem fekki fa Max Ekling Kafani Algasum Diallo am na lu mu àddu ci micro ñu déglu ko. sàcc na sama xaalis sama portable Tecno Pop D ak Samsung S10 ak ñaari Nokia benn portable seddo la boobu am na ay 22 500 si sama portable beneen bi Tecno bi boobu foofu la sama pièce Orange Money mu nekk am na foofu ay 15 000 Orange Money sama matériel bu bëri ay yére lu ma mun a wax si moom à peu près ay 400 et quelques mille lu ma gisee heure bi ni lu ma xamee parce que dama amoon programme pour lu ma war a def ma dencal ko fii léegi ko mu ñëw yóbbu ko sàcc na pot ananas transi ak cigarette Nescafé ay meew ay kuus ak lu bëri daal heure bi ni lu ma gisoon rek loolu laa xam dem na si police mu wax naa ko mu wax ma dem si gendarmerie mais foofu ma fekk kooku montewul pour parce que si 7 heures laay dem foofu ma fekk kooku montewul dama ñaan lépp ku mu ko gis mu dimbale ma pour mu signaler ma wala mu signaler police pour ma récupérer. C'est la première fois. À peu près à partir de 3h, 4h. En tout cas, moi, je me suis couché 3h et réveillé 6h. J'ai trouvé que la porte est ouverte et j'ai entré directement, j'ai trouvé que la tiroir est en bas. Max Eklik Cavani jërëjëf mu nekkoon foofa ca Sédhiou ñu dellu soit ci Ndakaaru wax naka loo jëm ci mbas mi ak tolluwaayam waaye itam tolluwaayam ci déndub Afrique bi ndax bari na ay réewi Afrique yoo xam ni tolloo wuñu li nga xam ni noonee la jàngoro ji xuuse ci suñu biir loolu nag lan moo ko waral ndax réew mu nekk dafa am nekkinam ak ay matuwaayam yu mu jël wala dundinam lan mooy wuute gi am na ci ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll woowu am na ci lu ñu dénk Awa Mbaye ñu teewlu ko. ak RFM kumpa jeex na. laata ñuy ñëw ci ki nga xam ne mooy Awa Mbaye kon ñu ñëw ci tolluwaayu mbas mi ci boppam gis nañu ne jamono ji daanaka mi ngi rës gi nag li ko waral mooy tey gis nañu ne amul benn bakkan boo xam ne rot na ci te itam gis nañu ne muy test yi muy ñi amee jàngoro ji gën naa néew dañ ci ànd ak docteur Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn test yi ñu jot a def juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci ñeent fukk ak benn cas contact mooy ñi nga xam ne ñi leen wàll feebar bi te fekk ñu jaxasoo ak ñi ko yoroon am nañ ci ñaari cas importé mooy ñi jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci
ñaar fukk ak juróom cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji te xamuñ ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci gox yi wala ci quartier yi Mbour am na ci ñett Bignona am ci ñaar Ouakam ñaar Bambey am ci benn Cambérène am ci benn Colobane am na benn Diourbel am ci benn HLM 5 am na ci benn Kédougou am ci benn Xombol benn Kolda benn Liberté 6 benn Matam benn Mékhé benn Mermoz benn Ouest Foire benn Patte d'Oie benn Popenguine benn Yarax benn Ziguinchor benn et zone de captage am na benn fanweer ak juróom-ñeent si suñu maladie entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom-ñett ñu nga réanimation ñu ngi sant yàlla amul kenn ku ñàkk bakkanam ci bésu altine bi démb ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni yu teg ñaar ak ñetti téeméer ak juróom ci ñi nga xam ne am nañu doomu jàngoro ji ci ñooñu nag am nañ ci juróom-ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne wér nañ ci ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn ñàkk nañ seen bakkan mu des ñeenti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi. jërëjëf docteur Mamadou Ndiaye ni ñu ko waxee woon ci boppu xibaar yi lu aju ci taxaw seetlu bi ñu leen indil ak Soxna Awa Mbaye dafa aju nag ci lu aju ci xeex bi ñuy xeex mbas mi ci réew mi ak réew yi nga xam ne ñoo ñu wër lan mooy wuute bi am na sax ñu ne meeku ne léeg-léeg li ñuy joxe ci lim dafay wuute lool ak tolluwaayu jàngoro ji waaye gis na am na ñoo xam ni seen xam-xam màcc na ci wàll yi dañoo jàpp ni am na wuute ci dëkk yi ak réew yi kenn ku ci ne ak na ngay doxale dañ ci ànd ak Awa Mbaye ci boobu dossier. ci wàllum résultat dëkk yi féete ci Afrique soowu jant boo leen di xool daanaka yëpp a yem ndax wàññi yi ñuy joxe par bis doonut loo xamante ne dafay wane dëgg-dëgg tolluwaayu jàngoro yi ci yooyee réew bu ñu sukkandikoo ci seetlu ko Seydina Alioune Boole moom xam-xamam dafa màcc ci toppatoo lépp luy lëj-lëj ci wàllum wér-gi-yaram. man li ma gis li ma gëstu yëpp dafa am benn ñàkk kóolute boo xam ne dafa am ci diggante lii ñuy wax chaque jour muy Sénégal fii wala muy Côte d'Ivoire muy Bénin Burkina Faso yeneen réew africains yi en particulier ak li nga xam ne moo nekk réellement maanaam ci dëgg-dëgg li ñi nga xam ne ñoo amee feebar bi loolu nag li ko waral mooy Afrique ci monde bi li ñuy testé moo gën a tuuti léegi loolu bu fekkee ni ñun li ñuy testé bëriwul donc forcément xam kan moo am ak kan moo amul duñ si mën a wax lu lenu maanaa méngale Sénégal ak yeneen réew yu ko wër jaru ko bu ñu sukkandikoo ci kàddu journaliste bi xam-xamam màcc ci wàllum wér-gi-yaram di Assane Touré. ñu éviter ci li ñuy tudde mbas di def ay comparaison dëkk ak dëkk ndax dëkk bu nekk dafa am li ñuy tudde profil épidémiologique te kenn nirolewu ko ak sa morom. Santouré yokku ci ne ci Afrique doxalin yi ak expérience yi wuute na ci diggante dëkk ak dëkk. suñu jëlee dëkk bu mel ni Côte d'Ivoire li ñuy def ci wàllu wér-gi-yaram alal jiñ ciy dugal dafa takku lool te dafa nekkit dëkk boo xam ni dafay daan faral di am ay épidémie ndax ni mu bindoo Côte d'Ivoire dafa capitaliser expérience yooyu nga xam ni da ko doon xeexe ci mbas yooyu le ba tax na bi Covid-19 ñi accès dañu jël loola jiital ko pour mën xeexe ko beneen li ñu mën a jàpp mooy Côte d'Ivoire dafa am population bu dal dafay déglu way fajkat yi te ci même comportement boobu mën nañ ci boole Burkina mën nañ ci boole Bénin loolu moo tax boo seetee ci dëkk yooyu amaana mesure barrière yi ñu leen waxoon ni bu ngeen ko defee moytu nañu koy respecté di ko pratiquer boo ñëwee ci dëkk bu mel ni Sénégal doo gis ñu pratiquer ko ci taux yu mel noonu. Seydina Alioune Booli ne moom li mu seetlu mooy yeneen réew yu wër Sénégal askan wa pas-pas ba ñu am ci xeex bi di engagement communautaire moo ëpp fuuf bu Sénégal. ci topp mooy nan la ñuy doxalee gouvernance ci nasaraan gouvernance bi xam nga normalement réew boo jël askan boo jël dafa am benn njiit ba mooy état pouvoir politique mais ñun Sénégal boo xoolee comparé ak yeneen dëkk yi d'ailleurs sax loolu moo tax yeneen dëkk yi peut-être ñoom ñu gën ñoo avancé ci communication sensibilisation engagement communautaire c'est que ñun fii nii doole ji pouvoir bi dafa tasaaroo diggante diine bi kilifa diine yi ak kilifa politique bi de sorte que pour nga am benn message bu cohérent day jafe. jàngoroy coronavirus yeneen continent yi la gën a amee doole que Afrique bu dee sax ci jamono yi ñu weesu seetlu nañu ne vitesse bi feebar bi jël di law mi ngi commencé di gaaw ak loolu nag teewut réew mu ne fii ci Afrique mi ngi jéem ak ay moyens yi mu amee di jéem a xeex mbas mi comme ñëpp.
soxna Awa Mbaye jërëjëf ñu des ak directeur général bu agence sécurité proximité muy ASP moo doon ganu RFM matin xam leen ne nag nit ñi di ASP yi seen contrat war a jeex décembre njort nañu ne dinañ leen rangaas ñoom ASP yooyu loolu nag la xam leen ne njort bu rafet am na ko ci ñu rangaas leen dinañu jomb ay kàddoom dégg ngeen ko ci RFM matin Babacar Fall ak El Hadji Ndiogou Diène ñu dikk daal ci xibaar yi bitim réew fas yéene ci ànd ak Georges Déthié Diop. RFM bitim réew. Georges maa ngi dellu nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne. dañ koy tàmbalee ak Mali mu mel ni fitna am na fa foofa tukkee nag ci camp militaire booba ca Kati. ci xibaar yi nga xamante ne am nañ ko sànq tiir yaa ngi wéy foofu militaires yi dañoo tëj sax yenn ci yoon yi ngir am li ñu ñaawlu ci seen i kilifa yu l'armée ba ñu ne ñu li ñuy jàmbat daal moo di ñu fay leen seen i prime tiir yaa ngi wéy nag ci ay coup de feu yooyee yu taxarnaase sax ñu ngi leen di dégg ba léegi ca camp bu Soundiata Keita loolu mooy camp bu Kati ay tiir itam nag noonu jamono ji ca rond point bu Kati Sanafara ca Mali ba léegi tey ci suba Imam Mahmoud Dicko mi jiite M5 RFP moo doon gànnug RFI tey ci suba moom nag xamle na ni du briguer benn mandat ci atub 2023 nee na nekkul candidat ci dara lu jëm nag ci démission bi nga xamante ne ñoom la ñenn ñi di sàkku ci Ibrahima Boubacar Keïta di njiitu réew ma moom nee na mosuta wax na démissionné wala mu toog waaye lu jëm daal ci ki nga xamante ne moo di premier ministre ba war na fa jógee ndax mënuta yor li nga xamante ne moo di waxtaan wi ci li ñu namm ca Mali ba léegi ak rapport expertu mbootaayu xeet yi ci tolluwaayu dëkk ba mu joxoñ baaraamu tuuma ñenn ci kilifa yi ni ñuy gàntale lépp lu jëm ci wàllu accord de paix bu amoon ci atub 2015 Salimata Aw. boo ko tëkkalee ak yeneen rapport yi dañ daan àddu jëmale ci li ñuy di woowee groupe armé yi wante bii nag dafa rek joxoñ baraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoom ñooy kàngam yi ni dañoo nasaxal tànku jàmm yi nga xamante ni ñi ngi koy dox ci atum 2015 ba léegi bu ñu sukkandikoo ñi seen xam-xam màcc lu nu mel bokk ci ONU ni amuñu ci benn sikki saaka ñi ñuy duppee sécurité état malien fi mu toll nii ñoom ñoo def seen kéem kàttan ba lu ni mel bañ a antu fi mu toll nii nag service renseignement yi dañoo xamle ni ñoom ñooñee dañoo rek tas groupe armé yi rawatina bi nga xamante ni moom mooy coordination des mouvements de l'Azawad loolee nag nee na ngir mën a di buur di bummi ba amal beneenub coalition ci atum 2017 beneeni mbir moo xamante ni rapport bi suli na ko moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa sécurité état malien ba tey nee na dañuy rek woote nit yi pour ñuy fippu wante ngir bokk ca li nga xamante ni moom mooy processus bi ñuy woowee DDR foog nga génne téeméeri junni ci suñuy koppar ngir mën cee bokk. ki nga xamante ni nag moom moo nekk ca bopp sécurité état boobule Moussa Diawara fi mu toll nii moom dañ ko joxoñ baaraamu tuuma ci lu bëri yoon ci yu ni mel wante ñi ko jege dañoo rek sofantal rapport boobule nii rapport bi dafa ñëw rek ngir yëngal réewu Mali te sax nag rapport bi sax jotaguñ koo siiwal te ma ngay jur coow yu bëri ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité malienne yi dañoo taxaw temm ni dinañ leen dégg fi mu toll nii nag ca Bamako bu ñu sukkandikoo ci correspondant wu RFI bi kàngam yooyu le ña ngay jaabante rapport boobu nag mi ngi nar a génne si njeextalu ay bés bii ñu nekk. Georges bu ñu jógee foofa ca Mali dañuy daal di dem ca Gànnaar muy Mauritanie foofa ka fa nekkoon président de la République di Mohamed Ould Abdelaziz teg nañ ko loxo. démb lañ ko jëlee këram yóbbu ko ci makaanu sûreté nationale ñu koy déglu ci lépp lu jëm ci ni ñu gas xale koom-koomuk réew ma. niñ ko tee noonu nag mu ngi amee benn fan laata moo bëggoon a def ab conférence de presse jëmale ko ci rapport enquête parlementaire bi nga xamante ne joxoñ na ko baaraamu tuuma leeral yeeg Mohamed Diop ca Nouakchott. Mohamed Ould Abdelaziz nag ñu ngi ko teg loxo rek ginnaaw bi ko police bi saytu nag lépp luy jalgati ci wàllu koom nag déglu ay avocat jàpp na nag ni ñu ko teg loxo jaaru ci yoon bokk ci maître Mohamedan Seydou. توصل فخامة الرئيس السابق محمد Ould Abdelaziz اليوم président de la république bi woon Mohamed Ould Abdelaziz ñu ngi koy indil convocation 4 heures mu waroon a wuyu ji direction générale de la sûreté nationale 5 heures et demie mu nekkee respecté wu délai bi ñu ko waroon a appal tax ñu jàpp ne suñu client dañ ko teg loxo ci anam yu dul yoon rawatina tere ko ay avocat وكلنا في حالة احتجاز خارج القانون وممنوعا من مؤازرة دفاعه
taskatu xibaar bi nag tey jàngat wàllum politique di Ahmed Mohamed Moustapha moom jàpp na ne lii nag bettu kenn. li leer mooy ne fan yu mujj yi président bi fi newoon ak ay ñoñom li ñuy jéem rek moo yóbbu mbiri ci ëttu politique yeeg taskati xibaar yi te nguur gi jàpp na ne lii di guerre yoon a ko war a àtte ci kanam tribunal yi. naam Mohamed Ould Abdel Aziz nag daal lankan bañ a wuy ji nag commission d'enquête parlementaire bi waaye nag moo mujjee gën a fës ci ñi nga xam ne nag rapport ab commission bi da leen a dut nag baaraamu tuuma yooyu ñeel yorin wu bon nguur gi caxat-caxatee société réew mi randal tam xaalis bi bawoo ci njaayam pétrole mi ak boole ci jaay suuf soo xam ne ni nguur gee ko moom ci anam yu dul yoon. Mohamed Diop Noxot RFM. Georges dañuy dem ca Canada ministre des finances ba fa nekkoon moo tekki ndombal tànkam mu di Bill Morneau mujjee tekki ndombal tànkam jamono ji nga xamante ne réew maa ngi def lépp ba gën a dooleel koom-koom gi ndax mbas ma maanaam coronavirus ak jamono ji nga xamante ne aussi am na ci yenn ñu koy joxuñ baaraamu tuuma loolee ñu duppee scandale UNIS moom nag Bill Morneau mu ngi tekki ndombal tànkam gannaaw bi mu seqee waxtaan démb ak premier ministre Justin Trudeau fa soriwul Canada ci États-Unis démocrates yi di daje ngir désigner ki nga xamante ne moo leen di teewal ci élection présidentielle bi maanaam seen i candidat Joe Biden la convention bi door na talaata gi fas yéene wéy ba alxames gi ñu dëgmal waaye nag ci vidéoconférence lay amee ndax feebar bi nga xamante ne moo lëmbee àdduna Papa Ngagne. Georges Déthié Diop jërëjëf mu nekkoon xibaar yi bitim réew yi ñu àndoon ci ak moom Georges di xarandi Malal Junior Diagne ci lu aju ci xibaar yi tàggat yaram yi ñu fas yéene ko yaatal. RFM Sport. Malal bisimilah. jaajëf Pape Ngagne ñu nuyu la daal di rek tàmbali ma dem de. bisimilah ma dem de bisimilah. waaw kon bisimilah kon bàyyi ma dox dem mu ngi noonu kon dañu daal di tàmbali ak wàllu Ligue des champions tey si ngoon danañu sóobu ca demi-finale yu njëkk ya ne Paris Saint-Germain équipe bi France moo caa dajeek Leipzig équipe la bu nekk ca réew Allemagne ñaari yooyee di équipe yoo xam dañoo wuute doxalin ak seen i taxawaay gan xeetu jongante la ñu war a xaarte ji ci ngoon Momar Thioune di kenn ci suñuy consultant jàngat na yëf yi ne Paris moo xaw a jékku tuuti. C'est l'ultime étape, il va falloir franchir ça. Paris dina récupérer ay joueurs yi nga xam ni am na kenn ko am important surtout c'est Di Maria. Di Maria dafa manqué woon trop équipe bi keroog même bu fekkee ne Paris perdre na yeneen joueurs am na ñeneen ci banc bi ñoo xamee ni war nañu mën a def différence. équipe bi mu dajal nag équipe Red Bull Salzbourg di équipe boo xamee ne am na talent am na fa sax benn joueur boo xamee ni Kunku moom 22 ans la am. Pétri de talent, c'est un bon meneur de jeu. Keroog sonal na trop Atlético Madrid. Et lui, il a été formé à Paris. Il va retrouver donc ses anciens grands, entre guillemets, et il va essayer de tout faire pour montrer que fii la préparé woo dem naa feneen waaye ba léegi maa ngi fi parce que bu ñu la formé feneen toujours da ngay am ay souvenirs. dina doon match bu neex nag tactiquement Red Bull il faut mu defar bu baax ci ginnaaw parce que attaque bu Paris day attaque boo xamee ni mën na bëtt défense yëpp. te Atlético Madrid dafa taxawoon moom di xaar Red Bull Paris nag du mën a def loolu ndaxte Paris li mu am ci défense am Kimpembe ak Thiago Silva ci axe central bi dañuy ay joueurs yoo xamee ni bu ñu nekkee dans un bon jour war nañu mën a jouer waaye il faut que Paris gën a dem ci kanam bàyyi 30 mètres am jéem a jouer beaucoup plus ci nu ñu teel a récupérer ballon bi teel a def la différence pour war a mën a dem ci kanam yaakaar naa ne daal match bi mën na neex mën na metti mais équipe bu Paris di équipe boo xam ni war na mën au moins marquer 2 à 3 buts dans ce match là. nu jox ni jongante geneen ga danañu ko am ëllëg boobu nag Bayern bi taxa tere nelaw gars yi moo war a dajante ak Lyon ndax Bayern dafa wulli équipe bu mag di Barça ba fi mu toll nii équipe ba tasaaroo na dàq na entraîneur bu ña ngay waxtaan naan ndax commande dina ñëw ak déet waaye dajante ak Lyon nag di ku méngoo ku yot du sëqat ndax dafay yoot ndànk duma waa Juve yoot ndànk génne waa Manchester City ma nga yoot jëm ci waa Bayern ndax bu ñu dajee dina ca génnam déet loolu tontu ba ëllëg ci ngoon lay doon beneen bu leer muy final Europa League ëllëg xam nañu nag ne léegi Inter Milan moom moo ca war a dajante ak FC Séville ndax démb la waa Inter Milan yi tos ko ñi la waa Shakhtar Donetsk juróomi bal si dara lañ leen kon daal di dóor ñu ngi doon junj léegi di coupe Ronald Koeman ci FC Barcelone moom doomu Pays-Bas la moom sax nag mooy seen entraîneur équipe nationale fi mu toll nii waaye dafa nar a bàyyi foofu ngeen ñoo jël équipe bi su ñëwee lan la mën a indi lu yees ba tax waa Barça yi amaat ndam ndax juróomi at a ngi nii waa Barça yi ñu leen di éliminer si wàllu quart de finale Ligue des Champions ren sax dafa gën a yees ndax du benn ndam bu nu am si wàllu jongante yu mag yi noonu def yëpp dañu ko lajji
lan la kon Coman war a indi ak lan la war a soppi ngir équipe ba dellu fa mu nekkoon Sode Thiam. gannaaw ba ñu tekkee ndombal tànk kii di Quique Setien Ronald Koeman nag moom moo koy daal di wuutu ci banc FC Barcelone club bu catalan boobu nga xamante ni daanaka ab saison blanche la daal di def la gën a yëngal crise bi nag bokk na ci humiliation bi nga xamante ni waa Bayern Munich teg na leen ko ñeel quart de finale Ligue des champions ci noonee nag ancienne gloire bu catalan bi nag moom noppi na ngir def kéem kattanam delloowaat FC Barcelone way wu rafet ba mu amoon mu nekk jamono ji sélectionneur bu Pays-Bas moom technicien boobee nag ca Catalogne ñëpp ña ngi koy xaar presse espagnole bi sax moom dafa jàpp ni Ronald Koeman mën na régler crise gi am ca biir FC Barcelone mu di ab ancien joueur phare ci génération catalane bi Koeman nag moom jarul muy def présentation ma ca boobu le club ne xam na ko bu baax waaye itam résultat yi nga xamante ni am na ko en tant que entraîneur ñu koy xaar nag niki tey ji foofee ca Catalogne Ronald Koeman nag moom tàmbali na liggéey ba noppi ne bu ñu sukkandikoo ci ay xibaaru quotidien catalan bii di El Periódico entraîneur néerlandais bi nag bëgg na séparé wu ak ñeenti joueur ku ci mel ni défenseur français bi di Samuel Umtiti milieu croate bi di Ivan Rakitic milieu chilien bi di Arturo Vidal waaye itam attaquant uruguayen bi di Luis Suarez moom Ronald Koeman xamal nañu itam ni boo defu ndànk dina tàqalikoo ak latéral gauche bi di Jordi Alba waaye itam milieu défensif bi di Sergio Busquets ñaari international espagnol yooyee nag bu fekkee gis nañ club gu leen di jënd duñu des ci club bu catalan googule ci noonee kon ñu jàpp ne entraîneur bi di Ronald Koeman tey atam toll ci juróom fukk ak juróom-ñaar liggéeyam ca FC Barcelone tàmbali na laata sax muy toog ca banc ba. tabarkalla Papa Ngagne. jërëjëf Malal Junior Diagne mu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi ñu gërëm ko bu baax dikk nag dal ci xibaar yi mbas mi di Coro News ak Barthélémy Ngom. tey jii talaata yemook fukki fan ak juróom ñetti ci weeru août feebar bi di mbas mi laal na lu ëpp ñaar fukk ak ñaari junni ci ay doomu aadama ci àdduna bi États-Unis nag mooy réew bi ci gën a sonn foofu lu ëpp juróomi million ci ay doomu aadama virus bi laal na leen téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent yu toftal ñoo ci ñàkk seen bakkan am sax ñu seen xam-xam màcc ci wàll wi yaakaar ne autorité ya ca États-Unis waxuñu leen dëgg ci mbir mi ba tax na ñuy tiit ne boo moytuwul kaa yi dana fa yokku dem nañu sax ba école yi nga xamante ni dañ leen fa ubbi woon dañu leen tëjaat Brésil it naka noonu bilan bi mu ngi gën di diis autorité brésilienne yi daal di nañu recensé lu toll ci téeméer ak juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-benn doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan ci lu ëpp ñetti million ci ay doomu aadama yu feebar bi laal ba tey foofu ca Brésil statue du Christ rédempteur nekk ca Rio de Janeiro ubbiwaat nañu ko ca France moom bilan bu mujj bi nga xamante ni autorités yi def nañu ko wone na ne lu ëpp ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama virus bi laal na leen ci 24 heures yi mujj foofu ca France fanweeri junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi Italie ci 24 heures yi mujj enregistré na lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukki kaayu bees lu ëpp fanweer ak juróomi junniy nit ñoo ñàkk seen bakkan foofule ca Italie ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeenti junniy kaa yi nga xamante ni recensé nañu leen foofule Royaume-Uni moom ñeent fukk ak benn junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti junni yu toftal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari kaa yi nga xamante ni amee nañu ko Grande-Bretagne daal dina sax xaatim benn accord ngir ñu jox leen lu toll ci juróom benn fukki million ci ay dose de vaccin yu ñu ne njort na ne mën na faj feebar bi di mbas mi Angleterre moom déconfinement ba ñu fa namoon dañu ko mujj arrêté confiné waat yenn dëkk ya gannaaw ba ñu ne meekoo ne kaaya dafay gën a yokku Espagne naka noonu it ay dëkk yu bëri dañu leen a reconfiné réew ma enregistré na lu ëpp fanweeri junniy doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti junniy cas yi nga xamante ni am nañu ko Chine moom ci 24 heures yi mujj ñaar fukki contamination yu bees lañ fa lim amul nag kenn ku ca ñàkk bakkanam Allemagne moom am na lu ëpp ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn junniy cas ñeenti junni yu toftal ñetti téeméer ak juróom ñetti fukk ak juróom ñeenti nit ñoo ca ñàkk seen bakkan loolaa tax sax Allemagne ci boppam daal di jël lu ëpp ci Espagne ba ci sax île touristique bi nekk ca Majorque ñu def leen zone à risque tey ji talaata it yemook fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru août gi Russie am na lu ëpp ñeenti junniy cas yu bees réewum Russie nag ba fii mu ngi ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari junni yu toftal juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróomi cas foofee ca Russie lu toll ci fukk ak juróomi junni yu toftal juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi nit ñoo ñàkk seen bakkan Inde ci wàllam daal di recensé lu ëpp juróom fukki junniy nit yu ñàkk seen bakkan ci lu ëpp ñaari million ngi cas yi nga xamante ni am nañu ko Inde sax dem na ba romb Royaume-Uni ci ay nit yu ñàkk seen bakkan loolaa tax Inde googule moom mooy ñeenteelu réew bi nga xamante ni Covid bi gën na ko laal Afrique it naka noonu di wéy di wëññ ay néewam Afrique du Sud mooy réew mi gën a sonn ci continent bi lu toll ci fukk ak benn junni yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti doomu aadama
aadama ñoo ñàkk seen bakkan foofu la ca Afrique du Sud ci juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari cas yi nga xamante ni am nañu ko. Égypte mooy deuxième bi juróomi junni yu toftal téeméer ak juróom-benn fukki nit ñoo ñàkk seen bakkan foofule ci lu ëpp juróom-ñeent fukk ak juróom-benn junni cas yi nga xamante ni lim nañu ko foofule ca Égypte. Nigéria mu ngi ci 975 morts ci 49 068 cas yi nga xamante ni am nañu ko. Ghana ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñetti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ci lu ëpp ñeent fukki junniy cas yi nga xamante ni ñoom waa Ghana am nañ ko. Maroc mu ngi ci lu ëpp 42 000 cas juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan. Sénégal nag ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn nit ñoo ñàkk seen bakkan ci feebar bi di mbas mi ci fukk ak ñaari junni yu toftal ñetti téeméer ak juróomi cas yi nga xamante ni am nañu ko waaye nag diggante démboog tey amul kenn ku ñàkk bakkanam ndax feebar bi di mbas mi. bureau régional bu OMS di organisation mondiale de la santé nee na dafa seetlu ne infection yi ci Afrique wàññeeku na ci téeméer boo jël ñaar fukk ak ñaar bu ñu méngalee résultats yi ak yawoon ci semaine bii weesu. Savon Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeeri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf taal bu tëët ak wet gu ne la ñu ko yuppee lu ni mel daanaka moo sabab laaj bi xëy sampe ci xët mu njëkk anki dine kay coronavirus ji ak ni muy lawee ci dëkk bi bakkan yu bari yi mu fiy jël tax journal bi di laaj ndax deesu tëj Ndakaaru confiné ko am ay kàngam di expert ci wàllu yu ko xamal ne confiné capital bi rek mooy li ñu mën a may jàmm ci wopp si fii ci Ndakaaru beneenub scientifique bu jigéen dolli leen ci ne dafa neexut a dégg rek waaye mooy li war a am fulay tëj Ndakaaru comme gis nañu ne fi la feebar bi gën a wulee ñaay rawatina ci jamono ji nga xam ne ñoo ngi jëm ci màggalu Touba directeur de la prévention di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye journal enquête nañu doonte dàqul xalaat bu ni mel waaye nee na bala ñuy delluwaat ci confinement nañu ko càmbar biir ak biti source soo mel ne ko naan ko lu ñu ci càmbar amu ci wopp saa ngi wàccuñu tey la feebar bi gën a rakkaaju ci Sénégal bilan démb bi wane na ko ak ñetti nit yu fi ñàkkaat seen bakkan juróom fukki kaa garaw ak juróom fi ñu toll ak jàngoroy coronavirus yi ci Ndakaaru professeur Massamba Diouf mi ngi ñu wax ci Vox Populi ne lu ñu ci dolli rek yegg ci pic ba baa ñu romb ko sax nee nay tiitaangeeg jaaxleeg njàqare gi ñenn ñi am ci màggalu Tuubaa gi ci jamonoy coronavirus gi mën naa bañ a demee noonu li ñu war a fexe rek mooy li ñu ragal di corona bi ñu seet nu ñu ci mën a jaare ak nu ñu ci mën a doxalee ba mu doon jëriñ ci askan wi fexe ba mu doon aw yoon woo xam ne dinañ ci mën a jaare informer nit ñi sensibiliser leen communiquer ak ñoom ci feebar bi di coronavirus l'observateur ne nañu yàq na ba yàqal way bëggante yi am na benn waay bu koy dëggal ci journal bi di leen wax ne ki muy bëgganteel ab tubaab la bu nekk France frontière yi ñu tëj ndax coronavirus bi tax na mënatuñoo gisee ba ci bàyyante la ñu jëm keneen ku ñu naan Khady Diouf di restauratrice mi ngi jooytu ci l'observateur di leen xamal ne jëkkëram am na lu toll ci juróom-ñaar fukket ak ñaar maanaam 72 ans ba mu delloo France ba suñ jonn yàlla tey ñëwaatul ma nga toog France bàyyi ko fii ci réew mi mu nekk ciy jafe-jafe te lépp nag li ko waral mooy coronavirus bi corona dil journal La Tribune moo ko bind ci xëtamu njëkk mbas mi la ñuy wax ne mi ngi defar affaire yu yenn politiciens yu nekk ci réew mi ne coronavirus bi tax na ñu tuxal élection locale yi te ba léegi kenn tane wula ci élection gox-goxaat yooyee kañ lay doon ci réew mi amul kenn ku la mën a wax ne tey lay doon ba suba ci àllarba ji la Sénégal ne nañu ci la ñuy tegaat jéego yu njëkk ngir war a dooraat dialogue politique bi ñi ko séq ñëpp convoqué nañu leen suba ci yor gi ca Sénat ngir ñu war a waxtaane ana ci yenn anam la ñuy wéyali dialogue politique bi ginnaaw ba ñu ko dakkalee ndax coronavirus bi dem nañu léegi ba xam xel ne loo xamul kañ lay jeex neexut a xaar moo waral ñu bëgg a seet nan la ñuy def ba delluwaat ci dialogue politique bi ku jëg politique gi ci réew mi li ñuy sàkku ngir élection locale yi am ca date ba ñu ko jàpp la Sénégal xëy nañu ko yeggee l'observateur xëy ñu yeggee ab laaj ci Famara Ibrahima Sagna mi ñu tànn ngir mu doxal dialogue national bi li mu bëgg a xam moo di ndax Famara Ibrahima Sagna légalati na ne ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre 2019 ci la ñu ko installé woon moo kub équipe am mayoon leen ñetti weer ngir ñu war a liggéey ba defub rapport jébbal ko président de la république boobaak léegi romb na ñetti weer daanaka def na juróomi weer ak lu tekk est-ce que lu mu ci tegati rek moom Famara Ibrahima Sagna dina walaabal journal bi teg ci waxtaan ci ak Ngouda Falkan di kuy jàngale ak di gëstu ci wàllu droit li mu leen ci xamal moo di comité pilotage dialogue national bi bu dee ci wàllu yoon rek ak légalam taq na suuf kuy naaw say om di diree ko naroo sori grand parti di parti politique bi Alaaji Malick Gakou jiite Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne ñoo ngi doon màggal seen juróomi at Sud gis ne grand parti la bopp Alaaji Malick Gakou mi ko jiite parrainage bi moo tax ay laafam teel a damm ñu damm dëngalu dem ci Le Quotidien Alassane Diallo directeur général bu ICS industrie chimique du Sénégal la xëy di waxtaanal ca la xew ca Tóobeen mu di suuf sañu fa dagg jox ko waa ICS ci askanu Tóobeen wi ne du ca dal Alassane Robert Diallo ne suuf soosee waral coow li toll ci juróom-benn hectare industrie chimique du Sénégal di ICS moo ko moom état bu Sénégal moo ko joxoon atum 2008 Alassane ne li gaañi bëgg duñu ko def xel xalaatul ñu naan ñoo ngi ciy négocier cas par cas cambriolage gi amoon ci allée Centenaire di benn boutique chinois bu fay samba buy songoon ak
ak seeni ngànnaay ba yóbbu woon fa 76 millions l'observateur xëy nañu ci wax lu doy waar ñi defoon loolee juróom-benn lañu waa DIC di division investigation criminelle jàpp nañu ñeent ña ca ñañu jàpp am na ci benn journaliste bu ñu naan Mamadou Baxaw Thiam am ca ku ñu naan Alioune Diagne di frère ci ancien ministre de la République keneen ku tudd Mohamed Gassama di policier bu ñu dàq ak beneen waay bu tudd Cheikh Tall ñoom ñépp l'observateur nee nañu ñoo nga ca loxoy yoon nañu yëri xët mu njëkk Source A mbiri Saliou Ndiaye bokk na ca yi mu xëyee Saliou Ndiaye mooy xale juróom-ñaari at bi ñu ne baayam bi ko jur moo ko dóor ba mu faatu baay ba ñu ne àndul ak xelam li xew ak ni mu xewe journal Source A nañu moo di ca bés ba baay ba dafa jël doom ji sang ko ba mu set solol ko yëre yu set ci la jëlee cour teg xale bi tim ko la ca topp mi ngi ci page 5 bu journal Source A. Savon Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mu nekkoon yéenekaay ak moom ñu dikk nag dal mbokk yi ci point de vue muy gis-gis ñuy waxtaane tolluwaay ga xew ca Mali ba ñu am lu ñu fay jox ne sax nguur ga ma nga yànq ndax app bi ñu jox président IBK ci 14 heures mu war a génn ci réew ma loolu yëpp la ñu fas yéene waxtaane dinañu ànd ci waxtaan wi ak Barka Ba taskatu xibaar la analyste politique la Malal Talla bokk ci Y'en a marre moom itam chroniqueur la ñu am mbégte ci recevoir leen ci point de vue mu mel ni fu malaat moo jàppandeegum muy Malal Talla ñu ngi lay nuyu Malal. ñu ngi lay nuyu Pape Ngagne. Malal ndax laaj bu njëkk bi rek mooy li nga xam ni dégg nga ko Mouhamed di ko wax ko ni moom daanaka du briguer benn mandat ci 2023 ak li nga xam ni dafa xew tey ci ay colonel yu ñu wax ni ñoom ñoo génn di am ay réclamations yu ñuy def ak fi mu jëm noonu ndax loolu mën nañu jàpp ni laale na. liñ ci mën a wax rek lu ci mënti am situation bi lan rek la ñu mën a jàpp ni moo koy expliquer mooy dafa sukkandiku ci ni IBK yore woon dëkk bi guerre ëppoon na bëri woon na fa élection yi bëri woon na ay njuuj njaaj jihadiste yi moom nañu noor bi insécurité am ci réew mi munu ci saafara dara léegi nag bu fekkee dañu nëppal tappal ba juste pour téye nguur loolu yu mel nii lay jur loolu nag dafa mel ni lu suñu njiitu yeneen réew yi war a xam la muy njiitu Sénégal ak njiitu Guinée njiitu Côte d'Ivoire parce que askan mën nga ko jaay doole di dundee guerre di naf nit ñi di sàcc ay élection di def lu la neex di njuuj njaaj mais toujours nii rek lay mujj. d'accord mais li ma bëgg a wax rek moom mooy lu mel ni par exemple dañ ci déggul mouvement M5 bi dégguñu ki nga xam ni mooy Mohamed Dicko alors que xeex bi ci ñoom lañ ko gënoon a séntu mu mujj ci ñi nga xam ni ñooy takk der yi ndax loolu dafay wane leneen par exemple ñu njort benn coup d'état wala lan la mën a wane loolu. waaw li mu mën a wane mooy ñi gën a am doole pour mën a def coup d'état mooy armée ñoom Dicko ay imam lañu wala sax mun nañ jàpp ni société civile lañu te li armée mën ñoom Dicko mënuñu ko parce que yoruñu ay ngànnaay nekkuñu ci yenn position yi nga xamante ne dina leen permettre effectivement ñu yegg wala mën li nga xamante ne tey armée mën na ko mais bu ñu xoolee ci démbu Mali lii cosaan la fa booy xool ATT génn bu mel nii la génnee Mali bu ñu xoolee ay ñoom Modibo Keïta bu ñu xoolee yeneen ak yeneen situation yu mel ni yàgg na am Mali muy Mali dafa yàgg nekk réew moo xamante ne ndëgër laayam ci wàllu démocratie ndëgër laayam ci wàllu taxaw dafay sooxe toujours donc dafa mel ni réew la moo xamante ne dafay seet boppam te di tax muy wéy di seet boppam saa yu ñu yaakaaree ni kiñ fa teg mën na jëmale yëf yi kanam mu jël démocratie bi salfaañe ko doxale ko nu mu ko neexee après yu mel nii rek la mën a jur. waaw mais lu mel noonu la mën a jur waaye itam dafay tax instabilité ca Mali dafay sax bu boobaa itam yaakaar naa muy démocratie di développement du fa yomb. waaw loolu nangu nañ ko mais xam nga loolu lum ñu war a jàngal mooy njiit bu fekkee da nga koy ñedd rek
askan wi daf lay nguur gi ci boppam moo lay ñàddal boppam parce que am na loo xamante ne bu nit ñi góorgóorloo yow et puis nga nekk koo xamante ne gis nga ñi fi jot a jaar ni ñu mujje da nga war a jàng ci ñi fi jóge ATT mu ngi fii Sénégal am na ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne effectivement situation yooyu noonu la demee gis na Yaya Jammeh effectivement te moom sax yaakaar naa ni bokkoon na ci délégation bi dem jëli woon Yaya Jammeh donc et puis Mali nekk réew moo xamante ne dafa compliqué trop nord bi doy waar ñu ba pare société civile bi amatul kaddu opposant Soumaïla Cissé ñu kidnappé ko kenn xamul ba tey ci ban situation la nekk yooyu noonu yëpp bu fekkee ay mbir la yu ñuy doxal ci biir réew askan wi dafay wut yeneeni pexe yi nga xamante ne moom lay fippoo loolu moom mooy indi moo ñu teg ci situation bi mais li ñu mën a li ñuy wax rek te mu ëpp solo mooy coup d'état baaxul ci réew moo tax askanu Mali warul yokk ci deret yu tuuru ak yi ñu romb askanu Mali dafa war a gën a garder lucidité ci ndaw ñi surtout góor ñi ak jigéen ñi parce que même armée boobu nekk foofu tey réew mi bu booloo réew mee ko ëpp doole gis nañ li xewoon ci Burkina Faso gis nañ li xew ci yeneeni réew bu askan takkoo dëggantaan moom moo ëpp doole armée moo ëpp doole benn armée mënu ko téye tout à fait alors mais gisoon nañ ci taxawaay délégation CEDEAO ba ñu jàppoon ni sax loolu xëy na mu jur jàmm foofa ca Mali waaye gannaaw bi gis nga fa président Macky Sall Alassane Dramane Ouattara gis nga fa kilifa yu bari mais loolu taxul daanaka dal am fa ba tey loolu lan nga jàpp ni itam moom moo ko waral waaw li ko waral mooy njiitu CEDEAO yi dafa mel ni ay njulli rek yu bokk benn mbaar ku ci nekk di protéger sa morom moo tax bu ñu ñëwee kóolute bi malien yi war a am ci ñoom xam nga booy atte dafay fekk nga mat arbitre buñ la tabbee pour nga war a atte dafay fekk yow da ngay siffler yoon mais waa Mali wóolu wuñu waa CEDEAO ndax li composé CEDEAO gis nañ Macky Sall effectivement ni mu doxale sénégalais yi ci waxeet gis Alassane Ouattara gis ñoom Alpha Condé gis ñeneen ak ñeneen donc finalement bu ñuy yónni également na fekk sax kuréel gi nekk kuréel goo xamante ne mat na kuréel li wolof njaay di wax ndaw dafay mat ndaw wante waa CEDEAO dañoo matul ndaw moo tax effectivement biir Mali mujj ñu fa jëlee dara d'accord ku ne xam na ni diggante Sénégal ak Mali daanaka waxuma sax ci frontière boo xam ni bokk nañ ko waaye ci daanaka ci ay xeet sax ay waaso parce que léegi rek maa ngi dégg suñu naataango bi dañu wax kenn ci colonel yi nga xam ni ci jiit yi la Malick Diaw la tudd te ku wax Malick wax nga Sénégal wax nga Diaw wax nga Sénégal loolu nga xam ni boole na ñaari réew yi lan la mën a indi ci bu fekkente ni Mali fitna am na fa ci Sénégal waaw bu Mali amee fitna bu fekkee Mali am na picc bu fekkee Mali am na góom mën nañ na Sénégal am na picc te picc wa góom lay mën a doon loolu dafa mel ni li xew Mali dafay wax ak ñun ci naka mooy nañu fexe waajal suñu réew xoolaat bu baax suñuy frontière ba pare ki nga xamante ne moom la ñu dénk réew mi muy président Macky Sall mu xam ne nguur dafay jeex mu xam ne effectivement dafa tabb ay njiit teg leen ci ay kuréel ay ministère yu am solo ne leen nañu doxal politique am pour réew mi jëm ci naataange bu ñooñu jëlee alalu réew mi def faat ko ci seen bopp wala def ko ci seeni njaboot wala def ko ci seen bopp finalement li mu lépp ci kawam lay këppwaat moo tax njiit dafay mat njiit mooy ndenkaane bu amul saytu luubal ba dafay yomb parce que réew boo falee nit da nga koy saytu maa la dénk dama lay xool tubaab dafa ne la confiance n'exclut pas le contrôle tout à fait comme que nag nit ñi du ñu wax diw ak diw dañ naan ki ñu fal parce que lu yàqaloon Abdoulaye Wade xëy na sax du Abdoulaye Wade ci boppam mais ay jegeñaaleem la ay nit ñi nga xamante ne moom la dénk lu yàqal xëy na sax lu yàqal Ibayka xëy na sax mbir mi moom du ci dara mais
ñàkk am rigueur ci ñi nga xamante ne ñoom la dénk ñoom la fal ñoom la et cetera donc yu demee noonu dañu war di ko bàyyi xel parce que dara saxul c'est-à-dire surtout nguur yi ni dara saxul ñun kuñ ne woon effectivement ak Ablaye Wade ak ni ko nit ñi bëggee biir Sénégal ku ne ñu woon ci d'un coup ci benn rassemblement bu ndaw rek biir assemblée buntu assemblée mbir yi dina soppeeku ba Ablaye Wade dootu ci nekk président tey loolu na Macky Sall xam ne effectivement ab daay mu ngi ci buntam d'accord ab daay mu ngi ci buntam ñu xam ni nag bu fekkee dañuy continuer di tere société civile bi di tëj seeni baat di leen tere ñuy wax ku wax ñu jàpp la ku déposer lettre ñu téye la et cetera yooyu yëpp buy am su boobaa dañuy yombal nit ñi dañuy wut yeneen espace d'expression te yeneen espace d'expression yi mooy soit diine bi ñi nga xamante ne nit ñi bu ñu amatul ay kuréel yu mel ni ay Y'en a marre yu mel ni ay FRAPP wala yu mel ni ay organisation des droits de l'homme yu ñuy waxe dañuy dem làqatu ci kuréelu diine yi c'est-à-dire l'expression devient effectivement dañuy dem ba expression bi nekk dañuy wut ay espace religieux bu ñu amul espace religieux yooyu nit ñi dañuy dem mujj jël ay ngànnaay te jël ay ngànnaay musiba lay jur ci réew. merci beaucoup jërëjëf Malal Talla Malal ñu ngi lay gërëm bu baax Malal Fou Malade lañ ko gën a xamee mu bokk ci mouvement Y'en a marre ñu koy gërëm bu baax ci participation ci gis-gis la woon mbokk yi yemoon ak fi ñuy tàggoo ak yéen ci xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futurs Médias Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Ndiogou Diène moo nekkoon ci réalisation bi Pape Ngagne Ndiaye nekkoon ci xukaay bi ñu leen jox daje incha allah ci beneen jotaay bu ci àlla andee jërë ngeen jëf. yéen ñi dëkk Sangalkam Bambilor Tivaouane Peulh